sant la gërëm la naka noonu jaajëfal mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias ci àljumal ji ak xibaar yi aju ci dëkku Seydi Hadji Malick benn doomu aadama moo ñàkk bakkanam ci fukki accident ak ñaar ci dem beek dikk bi loolu nag brigade nationale bu sapeur pompier moo ko xamle ñoom nag dañ ci ànd ak Alhassane Ba ak Modou Diop ñu indi ci ay leeral. élément yu sapeur pompier ñu ngi wéyal seeni opération ci waxtu yi nag jàpp nañ ne fukk ak ñaari accident la ñu enregistré benn nit kese moo ci ñàkk bakkanam. ñu commencé depuis ñu installé wu le mercredi ñi ngi toll actuellement ci 12 maanaam fukk ak ñaar yoo xam ne dañ ko génn ci accident de la circulation te ci biir boobu loolu noonu liñ ci am ci ay victimes mi ngi toll ci juróom fukk ak benn mais kenn rek moo ci ñàkk bakkanam. yeneen yi ci des ay malade la ak ay sorties diverses mais bi ñu installé woo mercredi ba léegi dafa ñu ngi génn gum 35 fois maanaam fanweeri yoon ak juróom ci biir fanweeri yoon yooyu ñu ngi ci am ay victimes juróom fukk ak juróom-ñett ci juróom fukk ak juróom-ñett yooyu kenn moo ci ñàkk bakkanam. bilan bi ñu jàpp ni moo tane buñ ko méngaleek bilan at bi weesu ci waxtu yi nag. ñu ngi toll ci 12 du moins. alors que daaw waxtu bi ñi ngi tolloon ci 22 maanaam double bi ensuite daaw heure bi amoon ñi ngi tolloon ci 3 corps sans vie te ren ñi ngi tollagum ci benn corps sans vie te sorties yi nga xam ni mooy sorties yi ñu def yëpp ci ren mi ngi toll ci 35 alors que fële heure bi ñi ngi tolloon ci juróom fukk ak ñett donc on peut dire que ren moo gën a favorable en tout cas pour le moment que daaw. opération yi ñu fas yéene ko wéyal axe yi nga xamante ni foofu la ñuy intervenir ñu mën ko gis ci tableau bi. Nous avons ici la caserne de Mbour donc toutes ces casernes aussi participent à la gestion des axes qui sont là. sapeur pompier yi ubbi seen i gët pare rek di intervenir saa yu nga xamante ni soxla nañ leen ni moo gën a gaawee. Alhassane Ba ñu sant la gërëm la wax nag ci gendarmerie mi nga xam ne jël na lim ci ay takk der indi ko fii ci dëkk bu sell bi li ñu bëgg rek mooy fexe ba kaaraange gi ñu gën koo ñoŋal commandant bu légion centre ouest mi ngi rek ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe ñëw ci dëkk bi ñu jaare autoroute Ila Touba ndax dem beeg dikk bi gën a gaaw colonel Cheikh Sarr ak Chérif Dia. ren général bi mobilisé na lu mat junni ci ay gendarme lu mat téeméer ak lu topp ci ay oto ak ay moto fanweeri moto ak juróom ak ñaari fafal naaw yoo xam ne ñoo ñuy wax fu xat ak fu yaatu ñu mën a dem ci jàmm dellu ci jàmm. démb ci 8 heures ba léegi benn accident la ñu enregistré fii ci biir Tivaouane nga xam ne benn oto sapeur moo dajeek saxaar gi mu am ñaari blessé kon ñu ngi touché di bois di ñaan nit ñi ñu def ndànk dal ndànk. yoonu Thiès Tivaouane bi day xat 20 kilomètres yooyu maa ngi leen di invité ñi nekk jógee Dakar bu ñu mënee emprunté Ila Touba moo gën a yaatu xëy na moo gën a xëcc quelques 20 kilomètres mais dinañ ñëw ci jàmm yoon yooyu yëpp daal muy national numéro 8 bi nga xam ne moo jógee Bayax dem Mboro jógee Mboro ñëw Tivaouane ak départemental 702 bi nga xam ne moo jógee fële ci Touba Toul ñëw Tivaouane yoon yooyu yëpp foo ci dem di ngi fekk ay matuwaay ak ay gendarme yu leen di wan leen guider pour ñu ñëw ci jàmm gàmmu ci si jàmm dellu ci jàmm ak seen njaboot. aywa ñu wax ci waa service d'hygiène ne ñu teg nañ loxo lu toll ci téeméeri kilo ci ay ñam yoo xam ne danoo baaxul bu nu sukkandikoo ci sous-officier Oumar Ndaw mu ne li ko dalee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre ba suñu yoon yàlla tey jii ay junne bi bërëb dem nañ fa pompe ko ngir gën a ñoŋal cet gi dañu koy teewloog Alhassane Ba ak Modou Diop. ngi fi depuis le 23 octobre di def activité lutte antivectorielle maanaam pompe kër yi boobu ak léegi pompe nañu ñaari junni ak téeméer ak ñeenti fukki kër. bu weesoo loolu traitement bi ñuy def ci kër yi am na beneen xeetu traitement bi ñuy def boo xam ni dafay mën a permettre ñëpp ñu mun ci bénéficier wu moom ñu jotoon ci traitement wu kër yi ñu mun ci jot mooy traitement spatial bi. ci activité wu contrôle bi maanaam activité bu ñu woowee police de l'hygiène activité police de l'hygiène bi dafa bëri ay pàcc dafa am lu ñu woowee contrôle des denrées alimentaires am lu ñu woowee contrôle des camions de vidange am lu ñu woowee contrôle des camions hydrauliques maanaam ñuy joxe ndox mi. te loolu aussi buñ ko fàttee ndox mi il faut ñu koy xool ndax taux couleur bi baax na wala baaxul bu baaxul ñu corriger ko
ñu digle ñu corriger ko bu pour ñu mun a am vraiment ndox moo xam ni dafa sell. donc saisie bi aussi li ñu jot a saisir ci produit boo xam ni dafa périmé maanaam dafa yàqu ak loo xam ni date ba dafa weesu maanaam produit périmé ñu ngi ci boo ko doon xayma mu ngi tolloog ay 537 kilogrammes donc loolu la ñu jot a jàpp mais activité bi nañ jàpp ni ñu ngi continuer ci waar bi di liggéey. ginnaaw ay jumaa mag ji nekk ci dëkku Seydi Hadj Malick ñu ne nag ba tey ñu ngi koy tabax daanaka daal ay at yu bare ngi nii jumaa ja noppeegut xalif général des Tidianes nag mi ngi sàkku ci taalibe yi kenn ki ne dugal ci sab loxo ngir ñu mën koo àggale loola itam taalibe yi rafetlu nañ ko bu baax maam Biram Diouf As Malick Diop. muy nag lu ñuy sumb jumaa Tiwaawan ji muy nag lu ñuy sumb fas ko yéenee taxawal du borom dëkk du borom kër yónni wuñu kenn dégg leen lool nag yónni wuñu kenn de. juma ju mag ji nekkoon fii ci Tiwaawan liggéey nag ba léegi ñu koy wéyal ñuy xaar sax ñu officialiser ubbi bunt bi ngir kon lépp rek mën cee yemb waaye teewu rek tey ci àjjuma si ñu ubbiwaat bunt yi ngir kon nit ñi mën a amal julli juma ji. woote xalifu général di Tidiane ngir taalibe yi ku ci nekk rek la nga mën nga def ko ngir liggéey yi ñu mën kaa àggali am na nag lu muy tekki soxna si di ñu ko xamal. am na ñoo xam ne bu ñu xëyoon suba rek bu ñu sañoon jumaa ji pare waaye dañoo bëggoon ku ne dugal sa ñaq pour yàlla def xéewal waaye bu doon la dañ ñëwoon rek joxe nu audience kon jumaa ji pare na bu yàgg mais nag ñi fi jiitu ñoo bëggoon jumaa ji doomu aadama ju ne dugal sa ñaq pour yàlla def si xéewal. ñaan ndigal ni mu ko waxee ñu defee ko noonu ci barke borom bés bi waaw ñu ngi ko ciy sant ko fi dem di ko ñaanal yàlla yàggal ko ak wéral ko ndax li ñu wax sët noppali taalibe yi yëpp. jeexal liggéey jumaa ju mag ji doon na nag loo xam ne ni Abdourahmane mu ngi koy xaar bu baax. mais tamit ñuy ñaan yàlla na ko yàlla àggali ni mu ko war a àggalee ba ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp parce que fii dëkku Cheikh Seydil Hadji Malick la dëkku Serigne Babacar Sy la lépp li nga xam ne moom la fi waaye di wut da koy wut ci biir jàkk waaye wutu ko ci biir mbedd. ay junni doomu aadama teew ci Tiwaawan ngir kon dund lii di gàmmu gi màggal juddu Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci grande mosquée bi nekk ci Tiwaawan nag ba tey nit ñi di fi ñëw di yër liggéey yi waaye it di xool taar ga nga xam ne ni moo fi nekk donte sax liggéey yi ba tey des na. Mame Birame Diouf ñu sant la gërëm la wax ci beneen ponk bu ñu leen junjoon muy rek diggante yu ratax yi am ci tarixe yi rawatina nag diggante Touba ak fii ci Tiwaawan Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké Gaynde Fatma moom nag moo jiite woon délégation bu xalif général des Mourides li mu wax rek mooy Touba ak Tiwaawan bu nu nekkee benn Sénégal gi gépp a koy yëg loolee itam la Serigne Pape Malick Sy yore kaddu xalif général des Tidianes waxee ñu teewlu leen ñoom ñaar seeni kaddu ñu ko taataan di Chérif Dia ak As Malick Diop. xam ne dafay tànk yu war ndax Serigne Touba ak Serigne Hadj Malick li ñu bokk dafa bari dañoo bokk deret waaye aussi dañoo bokk pas-pas ñun ñaar ñëpp ñu liggéey bu rëy ci lislaam fii ci biir réew mi waaye itam ci àdduna sépp barki démb ñu doon màggal ñoom ñu dikk fa sëñ Babacar Sy def fa délégation bu am solo ñu dikk Touba teewal fa famille bi yëpp moom itam mu déplacé wu dikk fa kon foog naa ne lu jaadu la ñoom itam bu ñu gàmm tey jii Touba gépp dikk ànd ko ñoom ba ñëpp xam ne kat li nga xam ne moo dox ci kilifa yi jàmm rek la li nga xam ne moo dox ci kilifa yi aw yu rek la li nga xam ne aussi moo dox ci diggante kilifa yi mooy la nga xam ne mooy la fi maam yi bàyyi woon te ba tey jii ñu ngi koy suuxat. dañuy faral di wax ne jàmm ji ci réew mi ci kër diine yi la sax rawatina Touba ak Tivaouane moo tax na ñun ñëpp dañoo war a liggéey ngir suuxat jàmm jooju ngir gën koo dëgëral kilifa yi amuñ benn jafe-jafe fu ñu dajee fu ñu nekk rek benn la duñu umpante waaye nag loolu dafa war a law ba ak yi taalibe yi ndax xaj na am na ñoo xam ne ba tey ji loolu am na loo xam ne ump na leen ci ñu am nu ñuy doxee am nu ñuy waxee noo xam ne mën naa jur ak yàq mën naa indi ak ñagas te loolu du suñu warteef ndax loolu bokkut ak li nga xam ne mooy dox diggante Serigne Touba ak Seydi Hadji Malick Sy. sunu maam bu tedd bi. Cheikh Ahmed Bamba. yal na yàlla yokk leeram. digganteem. ak Cheikh El Hadj Malick.
Alhaji Malick la ñu daan dund di ko doxal dafa bëgg waaye dafa bëgg njaboot yi xam li nu seq ba mën koo dundal te bërki démb Serigne Babacar Sy Mansour mii xalifa bi dafa wax lu am solo keroog ba fa président Macky ñëwee mu wax ne njaboot yi bu ngeen reyantee it du tee ñun kilifa yi dinañu wax lu ngeen dul yëg du ngeen ko xam ndax ñoo ko seq nag donc fa tabarakallahu bég nañu bu baax mu nga fi ñem ak yéen mbokk yi ci xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci safoo gi ak qualité bi nes tuut soxna Naata Mbaye dina fi teew ci xibaar yi ci français desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias dundandoo ak ñun guddik aseet di fii ak ay waxtu yu néew ngi gàmm gi mu mel ne door nañ ko fii ñu fanaan jàmm. jërëjëf Fati